ñu dalal sunu gan Ibrahima Hamidou Dème salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. di fàttali jërëjëf di fàttali ni am nay jamono sak génnuk magistrature indi woon na coow mooy bi nga démissionné ci magistrature njëkkee ko woon démissionné ci conseil supérieur de la magistrature bi nga xam ni njiitu réew mi koy jiite te muy jël ay dogal ci doxinu tribunal nga ni tribunal Sénégal moomul boppam samp nga mouvement bëggoon sax bokk ci élection présidentielle waaye sottiwul mujj gi bi yëf yi tàmbalee nga jël dogal ne PUR ngay àndal ak seen candidat Issa Sall lu tax. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp di la sant di la gërëm ci sa invitation ñun suñu mouvement bi tudd ensemble dañu décider jàppale candidat bi nga xamante ni moom mooy El Hadj Issa Sall ànd ak moom ci élection présidentielle yi loolu nag dafa méngoog li nga xamante ni moo ñu taxoon a jóg bi ñuy jóg am na loo xamante ni moo ñu tax a dugg ci politique moom mooy nan la ñu war a def ba defar réew mi nag mënuñu ko defar te ay nit yoo xamante ni jug nañu nit yu am pas-pas nit yu am yéene yu rafet ci réew mi taxawuñu looloo tax bi nga xamante ni demuñu li nga xam ni moom moo doon critère bu gën a am solo bu déterminer tànneef ki nga xamante ni moom la ñu war a àndal ci élection yi moom moo doon nit ku jub loolu nag ñu gis ko ci professeur El Hadj Issa Sall looloo tax. principalement ñeneen ñu jubuñoo. xam nga tànn moom sooy tànn ay nit moom man damay bëgg ñu may laaj lu tax ñu tànn ki ñu tànn waaye ne su fekkee laaj bi dafa nekk lu tax tànnu leen ñeneen ñi loolu xam naa dafay indi beneen wax ñun daal yaakaar nañu li ñu tànn professeur Issa Sall ak li ñu wax ci moom kat boo nee li tax nga tànn ko mooy ak njubam li ngeen doon seet ci moom ngeen ko gis mooy ñeneen ñi xëy na seen loxo seetut jubanu ñun suñu wax du demee noonu ñun lépp lu ñuy wax dañ koy wax ci waxin bu rafet te yenn yi xel ko mën a mottali yaakaar naa ni li ma wax moom mooy bu ñu laaj lu tax tànnu leen ñeneen ñi nañu laaj lu tax ñu tànn ki ñu tànn ki. mais opposition bi ñeenti candidat lañu ndax en dehors de Issa Sall yeneen ñetti candidat yi ñëwoon ni la seet si la ngir nag ngeen jëm a ànd ci wote yi wala. waaw man yeneen candidat yi ñoom ñoo ma sollicité. ñu gisee waxtaan. waaye ne li nga xamante ni ñun moo du mbiru jiboo man amul fenn fu ma négocier. parce que ñun nee naa la li nga xamante ni mooy suñu balise moom mooy leeral suñu yoon moom mooy li ñu tax a jóg li ñu tax a dugg ci politique. yaakaar naa ni ñi may suivre depuis ma duggee ci politique ba léegi li ma tànn professeur Issa Sall liñ ko tànn man ak sama mouvement bettu leen parce que ba fu mu toll ni am nañu cohérence te dañoo ne suñuy dugg ci politique am na lu ñu ci bëgg ñun tamit def lu ñu ci bëgg bàyyi damay wax ñi ñu àndal très souvent ni politique bi ndam biñ ci njëkk a wut moom mooy woy bu rafet une victoire morale dama ne nañu wut une victoire morale nag moom mooy lépp li nga xamante ni wax nañu ko ñu war ko mën a méngale ci suñuy acte. xam nga yow bi ngay démissionné ci magistrature Sénégal di soobu ci politique bi wàllu rupture ak anti système nga doon wax li ñuy faral di dégg Ousmane Sonko yëngal ko ci langue politique gi lu tax yéen ñaar ngeen bokk xalaat ci ne système bi daa war a changer tribunal daa war a moom boppam ba noppi àndoog moom par exemple. waaw xam nga ba tey li ma la tontu woon sànq rek ñi nga xamante ni moom suñu choix porté wul ci ñoom duñu wax lu tax ni porté wul ci ñoom. lu tax mais anti système boobu nga wax dafa dul yem rek ci wax ñun dañ koy gis d'abord lu ëpp solo mooy ci jikko ci nit ki ci jubam loolu ñun moom moo ñu gënoon déterminé. ndax loolu day firndeel ne Ousmane Sonko da koy jëfewul parce que nee nga nit ki da koy jëfe. xam nga ba tey nii man yaakaar naa ni laaj boobu su ngeen ci continuer tamit man duñ ma wax loo jamais lu ma xamante ni. waaye mën nañoo tënk ni daal moom doyu la noonu la. man daal ki ma gën a doy
xam nañ ni ki ma gën a doy moom mooy Issa Sall tànn nag tubaab day naan choix renoncement la tamit da ngay choisir kenn koo xamante ni te yaakaar naa ne tey lu ci ëpp solo rek moom mooy amul ku ñuy mën a naan suñu choix bi cohérent wul amul ku ñuy mën a naan ki ngeen tànn nii day gis nañu mu def lii mu def laa mu def lele ñun daal loolu moom moo ëppoon solo te jàpp nañu ni jikko ak njub ak am yéene bu rafet ci réew mi loolu moom mooy critère yu ëpp solo pour mën a jiite réew mi. xanaa coowal 94 milliards yi doxoon diggante Ousmane Sonko ak Mamour Diallo directeur des domaines coow loolu daa bokk ci li tax nga jël sa décision. Babacar Fall xam nga foofu fi ngeen di xuus foog naa mën nañu dem ci leneen man mu ñeneen candidats yi man duma amuma lépp lu ma wax ci politique mosuñu ma gis may wax ci nit di wax ci moom lu ñaaw waaw léegi nag man lu ma mën a wax rek moom mooy ki ñu tànn lu tax ñu tànn ko waaw yaakaar naa ne nag question yëpp ci moom la war a. waaw waaye nu tam xam nga dañuy xam nga bu ñu invité daa am yu ñuy tàmbalee dooree ko mën a sóob ci waxtaan bi Issa Sall moomu est-ce que campagne électorale am ak li mu bëgg ci élection yi la xewoon ca Tambacounda wàññiwu leenam wala nu ngeen ko jàngatee bi ngeen defee pause tàmbalewaat campagne bi. waaw li xew ci Tambacounda moom yaakaar naa ne su fekkee am na ñu muy wàññi moom mooy nguur bi fi nekk. parce que ñun ñëpp suñu sécurité ci nguur gi la wekku suñu demee nag ba ñoom ñu dem mettre en danger des candidats ñi nga xamante ni potentiellement képp ku ci candidats yi ñeneen candidats yi potentiellement président la dans quelques jours suñu demee ba bàyyi leen amul sécurité ba ñoom ci seen bopp seen dund nekkoon en danger yaakaar naa ni loolu responsabilité boobu dama yaakaar ni dañ ko xaw a doyadil parce que lu xew fan yii nii ba élection bi jeex lu dal benn candidat rek responsabilité état la parce que Sénégal quand même am nañ fi ay agents de ay policiers ay gendarmes yi nga xamante ni am nañu xarañ boo xamante ni amul benn pays au monde boo xamante ni war nañ ko ci mën a xarañ boobu niveau boobu dépassé na ko loolu nag moom moo war a tax li ñu def man bi may suivre caravane bi fan yi dama kontaan ci ni ma gisee waa gendarmerie ak waa GIGN nu ñu yoree sécurité El Hadji Issa Sall ñu ngi ko yore ci yorin boo xamante ni rafet na yaakaar naa ne loolu lañu waroon njëkk a def parce que prévention moo gën bàyyi ba yenn yi di am. mais xew yi am ca Tamba ñu ciy tudd waa PUR ak yooyu est-ce que loolu du gàkkal tuuti deru waa PUR ba nga xamante ne xëy na nit ñi dafa am benn bët bu leen mën a xool ak yooyu ba xaw a yàq campagne yu El Hadji Issa Sall. waaw man ci loolu laay dellu xam nga ni sécurité bi seen sécurité candidat yëpp waruñu ko woon bàyyi avec. dafa am ay bakkan yu rot ci geneen wàll la rote te ñu ngi ciy joxoñ waa PUR loolu mooy solos laaj bi en fait. waaw xam nga ay version ñëw na version yëpp dégg ngeen gis ngeen professeur Issa Sall def na conférence de presse wax na moom ni mbir yi demee yaakaar naa ni justice mu ngi def liggéeyam mais lu ëpp solo li may wax moom mooy lii am waroon na ñàkk su fekkee ne état jël na responsabilité am depuis début bi gis nga man lendemain. mais li am na ba pare te am na ñu ko def. waaw bàyyil ma yeggal gis nga lendemain affaire yi bi mu amee bi ñu ma invité fenn dama ne parce que boobu jëlaguñu mesures yi dama ne état fu mu toll nii su jëlul en charge la sécurité des candidats lépp leneen li ci mën a am ñoom la te man yaakaar naa ne li am. Tamba responsabilité état la avant tout. léegi enquête bi en tant que ancien magistrat noo ko gisee ay waa PUR rek lañ jàpp téye leen ca commissariat police bu Tambacounda ci enquête préliminaire bi 24 personnes la ñu wax le procureur Tamba waxoon ni moom lañ jàpp te ñëpp ci PUR lañ féete yow en tant qu'ancien magistrat est-ce que enquête préliminaire bi ni muy doxee nii pour yow jaadu na. waaw ñun ñu ngi xool mbir yi ni mu demee en tout cas su fekkee dañoo wax xeex moo am. xeex su amee yaakaar naa ni la moindre des choses am na responsabilité de part et d'autre
mais ñi nga xamante ni ñoo yore enquête bi am nañu confiance ci ñoom ci seen objectivité yaakaar naa ni suñu demee ba xool danañu xam responsabilité fu mu féete su fekkee am na. maanaam buñ la déggee buñ dee enquête dañoo war a woo ñëpp jàpp ñëpp déglu leen. loolu moom mooy principe bi loolu jarul nit di nekk juge wala di nekk avocat pour xam ko ñi nga xamante ni xeex su amee problème am dañuy jël ñaari parties teg leen ci même niveau ñu déglu ñëpp. ñu xool responsabilité yi fu mu féete ñu war ko mën a déterminer. léegi loolu bu amul nag est-ce que du ne mbir yi jeng def si am. waaw léegi teel na pour ñuy wax loolu en tout cas li nga xamante ni enquête bi waroon na ko def mooy ñu déglu parti yëpp. waaw léegi nag loolu amagul mais ñu ngi ciy bàyyi xel di xool mbir yi fan lay mujjee. mais yow magistrat nga bàyyi démissionné ndax ne mbir yi doon doxee soobu ci politique doon yaakaar nekk candidat sottiwul ndax ñu recalé ci parrainage bi tey jii bàyyi nga daanaka nekkatoo magistrat ak yooyu est-ce que tey jii boo xoolee li xew yëpp doo regretté ne bu ma yëgoon toog parce que tey borom kër nga day am lu lay wal sa kër tey jii démissionné nga ca magistrat te xam ne magistrat macha allah loolu yëpp nga bàyyi ko ndax tey jii doo rëccu ndax la nga bëggoon amul si bébét sottiwul. waaw rëccu moom yàgg naa wax nit ñi nii rëccu mënu ci am parce que décision bi ma koy jël c'est en toute responsabilité laa ko jël man damay nit koo xamante ni je suis un homme libre waaye tamit lépp li may jël dama koy def en toute responsabilité maa ngi man magistrat laa woon waaye maa ngi doon jàngale université maa ngi continuer ba léegi di ko jàngale yaakaar naa ni koo xamante ni ko méngale ak salaire jàngalekat bokkul. waaw bokkuñu ñoom ñaar magistrat moo gën a féex. waaw koo xamante ni waaw c'est vrai que magistrat amoon na sécurité de am nga payoor chaque mois mais loolu man du loolu laa doon xool du liñ ma doon fay du li ma doon am même su nekkoon ay milliards la man du loolu man serment bi ma prêté woon ak ñi ma xamoon ci biir magistrat gisoon ni ma ciy doxalee gisoon li atteinte bi yu ñuy def depuis 10 ans ni ma ko doon xeexee xamoon nañu ni décision bi ma jël nii mënoon naa ko jël te bi ma ko jëlee ba léegi nii maa ngi sant yàlla parce que nit moom soo yaafusul rek quelle que soit qualification bi nga am war nga. xanaa da nga am ay tool di ko nëbb wala da ngay bay. waaw man moom bëgg naa tool lool yaakaaroon naa ne su ma nekkoon candidat danaa def déclaration de patrimoine sama patrimoine moom conforme na ak li nga xamante ni moom mooy patrimoine nu kenn ku liggéey 20 ans fonction publique am na sama kër macha allah mais awma yeneen patrimoine. maa ngi sant yàlla. magistrature bi nga bokkoon te génn ca bokk na ca avant ngay démissionner fi nga njëkk a génn mooy conseil supérieur de la magistrature yaa ngi jàppale Issa Sall moom mi bëgg a nekk président de la République nu mu gisee justice bi ni ñu ko war a doxalee ba li nga doon jàmbat dañ ci ak loo ko ci xelal ndax juboo ngeen ci. waaw man nag bi ñuy confectionner ñoom seen programme fekk àndaguñu waaye ne bi ma jàngee seen programme bu baax a baax bala ma ànd ak ñoom xool naa programme bi mais du programme bee déterminant gis naa ci ñu def ci ay poñ yu am solo ci mbiru justice. ci mbiru lan par exemple lu ci gis lu am solo. justice lu am solo moom mooy ñu def lépp ba nga xamante ni justice bi indépendant mais xam nga pàcc bu ci am ëpp solo xam nga programme nit ñi dañ koy wax mais programme bu ëpp solo moom mooy ñi koy doxal jub man lire naa programme yëpp candidat yëpp à quelques exceptions près yaakaar naa ni programme yëpp pratiquement différence yu bëriwul mais programme candidat Issa Sall li ma ci gën a neex mooy programme thématique la du programme sectoriel ñoom du ñu ne ni secteur bu ne lii la ñuy def mais c'est par thème parce que xam nañu ni fii lu fi ëpp solo moom mooy nan la ñuy def ba li fi nekk ñu gën ko encadrer évaluer politique yi fi nekk ba su amee lu ci soox ñu jëm ko redresser mais loolu nit ku jub rek moom moo ko mën a inspirer ànd ak nag ay nit ñoo xamante ni aussi jub nañu
yaakaar ni loolu laa gis ci doxalinam loolu laa gis ci discours am ba léegi te programme bi aussi loolu lañ ci jàpp. loo gis nag ci mbooloo mi koy topp moom candidat daayira la wala candidat Sénégal tout court. waaw man de su fekkoon candidat daayira la man yaakaar naa ni man bokkuma ci daayira bi ak ñeneen lu am solo ñun bi ñuy dugg yàlla xam na ni critère électoral bi amul woon ci ñun solo mais ànd na caravane bi gis naa nag lu am solo. mais tamit kuy ànd da ngay ànd kuy gagné quand même. déedéet ci solo man loolu nit ñi rek xam ne du gagné tamit amul sens. déedéet man loolu amul ci man solo li may wax sànq moom mooy victoire morale la ñuy wut ci politique moom mooy woy bu rafet. woy bu rafet nag damay bëri naan ñi ma àndal ñun suñu demee ba mu nekkuñu délégué de quartier sax ci politique bi nañ ci bàyyi woy bu rafet ñun looloo ñu tax a dugg looloo tax ñun nous sommes très exigeants vraiment par rapport ak lépp lu ñuy def dañ koy xool dama ne nañuy évaluer chaque étape ñu xool est-ce que li ñu taxoon jóg ñu ngi koy sàmmoo. léegi man pour ma dellu parce que ki ma jàppale ki may àndal laa war a wax waxam nee naa ni candidat Issa Sall yaakaar naa ni dana def surprise yu mag ci élection bi te man bi ma duggee ci biir ci laa ci gën a rendre compte ànd nañu fépp fu ñu dem. loolu moom waxi politicien la. non dans quelque man li ma wax Babacar Fall. yaakaar naa ni résultats yi su ñëwee danañ ko gis fépp fu ñu dem te journalistes yi nga xamante ni ñoo ànd ak ñoom war nañ ko firndeel. danañ gis nit ñi génni te loolu yaakaar naa ni loolu moom du moom kese ñoom ñëpp la je pense que fu fekkee loolu rek ku nekk foo dem da nga fay fekk mbooloo mu takk mu topp la loolu du critère pour natt moom. waaw man de loolu gisuma ko vraiment feneen. li nit ñi nga xamante ni yeneen candidat amuñu mbooloo bu leen topp ñu demee fenn. de manière spontanée laa leen di gis ñu génni te loolu yaakaar naa ni du ci pur du ay nit ñi nga xamante ni ci daayira rek la ñu bokk sénégalais yi yaakaar naa ni soxla nañu njiit bu jub ñun lu ñu gis ba dugg ci moom ànd ak moom yaakaar nañ ni sénégalais yu bari gis nañ ko. léegi bu ñu demoon ba élection yi am 2 tours ñu dem 2e tour ñaari candidat yi war a dem 2e tour Issa Sall bokk ca mu jël décision ànd ak candidat opposition bi xëy na yow boobaa di nga ànd ca loolaam ginnaaw yow moom nga tànnoo woon ñeneen ñi. man de li ma gis ni yaakaar naa ni su 2e tour amee Issa Sall incha allah dana ci dem. dama la bu ca bokkut nooy def loolu laa laaj. ñun nag envisagé wuñu loolu. fu mu toll nii daal li ñu gis ak liggéey bi ñuy def incha allah yaakaar nañu su 2e tour amee te dana ci dem. laaj bu mujj bi mooy li nga xam ne mooy sa mouvement bi gis nañ itam yow rek lañ cay dégg mouvement ensemble ba nga ko sancee ba léegi ana mbooloo ma ak loo indil PUR. waaw ñoom day yaakaar naa ni incha allah ñun suñu base moom mooy Thiès mercredi danañu def meeting Thiès boobu ku fa ñëw dana gis li ñu indil PUR. jërëjëf Ibrahima Hamidou Dème